ñu tàmbalee rek waxtaan bi jàmmi Sénégal dañu ko dégg jàmmi réew mi am na différence. waaw am na différence ci tur. waaye li muy wundu defe naa ni amul différence. jàmmi Sénégal mouvement jàmmi Sénégal di la MJS parti politique la légalement constitué dont je suis le président man maa nekk ci bopp bi muy parti bu daj Sénégal kapp léegi am coordination ci région bu nekk. sur les 47 départements ñoo ngi ci 36 départements actuellement loolu lañ ma remonté comme information ñuy liggéey bu mucc ayib ñu ngi ci diaspora bi aussi au niveau de l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud au niveau de l'Europe et au niveau de l'Afrique fu ci nekk am nañ ci coordonnateur ñun nag suñu liggéey dafa bariwul bruit maanaam dañuy def travail de fourmi bu mucc ayib ci biir réew mi jubluwuñ ci lu dul rek nag Sénégal am jàmm mooy jëlaat Sénégal delloo ko askanu Sénégal ndax dañoo constaté ni ñu ngi dëkk ci réew moo nga xamante ni gan lan fi. loolu nag su ma ko waxee dina xaw a jaaxal nit ñi dëkk ci dëkk ba pare nekk fa gan. te loolu xam naa dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi. leeral lan moo tax ma ni dañoo dëkk biir Sénégal ba pare nekk fi gan. jàmmi réew mi nag am na tamit ñeneen ñu ko créé dégg naa maa ngi koy gis ci presse bi waaye comme parti politique bu tudd réew mi dafa amit. ñu waxaat ni jàmmi réew mi lépp rek day delluwaat ci yéene Sénégal jàmm ci ñu koy créer ci waxin xaw ma nag ndax jëf yi dina méngoog wax jëm déet. d'accord jàmmi Sénégal yéene jàmm jooju au-delà ci yéene jàmm jooju bu taxawee ci yenn anam la yokkute di amee selon yéen bëgg-bëgg bi ngeen am ci réew mi. waaw ñun d'après suñu diagnostic dañoo jël repère ci 1960. ñuy gis ni Sénégal réew la moo nga xamante ni koom-koom bi bari na maanaam riche na trop économiquement parlant. bu riche ci ressources humaines nga xam ni nit ñi xarañ nañu lool Sénégal ngay gis koo nga xam ni jàngul ci anam yi nga xam ni ci la ñuy mën a yore réew mi muy jàngum tubaab. dem jàngi daara ñëw mais loo ko formé daanaka métier boo koy formé rek daanaka moo cay man sax ka nga xamante ni si dafa jàngi woon tubaab kon ressources humaines bi riche na. ressource naturelle bi tamit kenn weranteew ko muy comme yi nga xamante ni si suuf si mu ngi ko yor ci biiram mën a dundal réew mi kon réew bu booleen ñaar yooyu yàlla def tamit mu am jant am suuf su doy am yu bëree bëri ba ci mbalit mi ñu yaakaar dañ ko war a sànni ji sax ni mu fi toll te mu war a bokk ci liy soqale réew mi nekk aubaine taw bi ñu defee ni tamit lu yàq réew mi la doon loo nga xamante ni lu war a defar réew mi la yooyu yëpp bu dajee ñu xam ni Sénégal war naa mën a am jàmm te jàmmi réew ma ngay tàmbalee ci nit ku xiif mën a lekk ku mar mën a naan ku bëgg a dem tukki mën a jaar ci yoon bu baax dem tukki toll ci jàng mën a jàng ci école bu baax foo mën a nekk feebar mën a faju foo mën a nekk ci biir réew mi donc jàmm foofu lay tàmbalee te loolu lañ bëgg mu tasaaroo ci réew mi te gis nañu ni benn partie ci population bi ñoo am accès ci loolu ñeneen nekk ci ndóol di ci dund éternellement te loolu lu war a soppeeku la. d'accord ci leeral am na parti politique yoo xam ne bëri nañ fi on parle de pléthore de partis politiques plus de 300 ñenn sax di ironiser naan parti cabine téléphonique jàpp njortu leen ne peut-être seen parti jël ngeen leen toutes les dispositions pour bañ a bokk ci yooyu noonu. waaw xam nga loolu li ko waral yomb naa expliquer. ndax olof day wax ni taal bu tawee tàkk nu ne lañ koy uppee. xëy na Sénégal dafa bari ñoo nga xamante ni am nañu vision am nañu yéene ci Sénégal baax Sénégal jag. te kenn ku nekk li nga denc ci sa biir xol le géant qui dort en toi da nga jàpp ni boo ko réveillé di nga soppi réew mi ëllëg mooy waral ku nekk am fugg ni damay créer damay dem. donte nag mbir moo gis rek am na ci ay brebis galeuses mooy am na ñoo nga xamante ni dañuy defar rek ngir jekk ñoom ci seen bopp ngir am ñu leen wër luñ leen tudde ba tax ñu soxla leen jël leen dugal leen ci mbir bu ëllëgee ñu mën a tekki ñoom ci seen bopp seen njariñu bopp moo leen tax a jóg yooyu am na ci waaye nag Sénégal am na ay nit yu am valeur yoo nga xam ni wax dëgg yàlla bu ñu yoroon tey seen i milliards yi bopp seen i alal attan nañ koo jël tasaare ko ci réew mi jox ko nit ñi ñu dunde ko pour ñu am jàmm kon loolu mooy justifier parti politique yu bari yeeg association yu bari yeeg kenn ku ne daa defe ni yaa dàq defar sa morom rek kii jàmmi Sénégal nag moom lu mën a doon taxawaayam ak lan ngeen wóoloo seen bopp yéen jàmmi Sénégal dafa am ay nit yoo nga xamante ni ressources humaines bu riche nit yoo nga xamante ni ñu mucc ayib lañ ñu am xam-xam ñu xarañ lool boole ci ñu am école de parti boo nga xam ni dañoo jàpp ni citoyens yi am na lu leen manqué ci engagement citoyen ci ni ñuy xamee seen devoir citoyen donc ñu leen di jël di leen former d'abord sur le respect des institutions lan mooy institutions yi lan mooy république
lu ci rëq lan moo ci bon lan moo ci baax lan lañ ci war a defaraat lan lañ ci war a jubbanti donc ñu leen di former da ngay gis ci Jàmmi Sénégal ngay fekk koo nga xam ni musul def dara ci politique musu ci xam dara lu dul jël kartam dem voté ji tey boo ko tegoon fii mu wax lu raw li may wax man ndax dañuy def ay débat depuis 2 ans ci loolu lañ nekk may nekk un conférencier ci ñoom ba mujj loolu ñu déployé ko ba nga xam ni man soxlaatuñu ma ñeneen ñi nga xam ne jot naa leen former ñoom ñooy def débat yi yu mucc ayib di xamal nit ñi au niveau primaire li gën a tuuti ci politique ba ci li gën a kawe ñu leen koy jàngal mu leer nañ ci seen bopp ba kenn mënatu leen a def looloo nga xamante ni si méngoowul ak luy jëmale kanam am réew parce que xam nañu réew mi ni muy doxee ni mu war a doxee xam nañu lan mooy république terme bu ñu fi utiliser rek muy laïcité ak nu mu mën di doon xam nañ loolu mooy lan ak nan lañ ko war a adapté ak Sénégal ba mu méngoo ak suñu culture ak suñu diine. d'accord alors balaa ñuy ñëw ci élection locale yi nga xam élection législative yi nga xam ne moom la ñu nekk mel na ni waajal ngeen seen bopp ba matale ngir teg seen bët ci élection présidentielle en 2024 jàmmi réew jàmmi Sénégal candidat la ñu ci. waaw loolu déclaré nañu ko daanaka xaw na yàgg. mais exclusivité bi mën nañ ko waxee fii ci 7TFM. wax leen ni fas nañu yéen Sénégal 7. du moins excuse-moi. jox leen exclusivité bi wan leen ni tey la surprise du pays. mu ngi ñuy toog. ah oui jëm ci élection présidentielle 2024. nous serons candidats incha allah bu ñu fi dund gi bàyyee ak wér ak kattan gi. fas nañ ko yéene jéem a xëccoo yor réew mi Sénégal nag boo waxee loolu tout le temps am na ñuy toog fa ñu toog di naan ku jóg rek ni damay yor réew mi waaye waaw day politique wala li muy wax ñëpp a koy wax waaye baax na bu nit di wax ñu déglu ko te gëstu ji mooy kan doog ko mën a méngale ak ñeneen ndax nag dañuy wax wolof yi dañuy faral di wax ni pomme ak neew bokkul te kenn ku nekk war ngaa gëstu ji mooy kan doog a mën koo juger. d'accord wax nga ko la surprise du Sénégal comment ci naka ci yenn anam. la surprise du Sénégal dans la bonne et simple raison que Sénégal njiit gi mu soxla. tey moom la jàmmi Sénégal di incarner di tabax di defar sur le plan culturel. Macky Sall du bu baax bi. kan ci Macky Sall. waaw xam nga dañuy refuser ñun ci suñu biir di def politique de personne. D'accord. La personne de Macky Sall xëy na suñu borom indi na ko mu nekk président ci moment boo nga xamante ni bari na lu mu fi waroon a soppi. xëy na def na li mu mën mbaa boog wane na tamit li mu mënul loolu nag Sénégalais yi ñoo koy évaluer parce que kenn ku nekk fi nga toog xam nga li ne ci sa poste par weer xam nga say charge xam nga say obligation par rapport ak sa famille xam nga lan la état taxawoo ak lu mu la taxawoowul kon kenn ku nekk xam nga li Macky Sall def ak li mu tële bu ñu duggee nag ci mbirum état nga xamante ni li ko ci war xam nañ ko ci domaine bu ci nekk ak la mu ca def loolu dinañ ci wax suñu position leeral Sénégalais yi lu ñu ti ni baaxul rek donte rafet na parce que nit mën naa defal lu rafet te baaxul danañ leeral Sénégalais yi li tax ñu ni lii rafet na waaye baaxul. d'accord concrètement lu waral jàmmi Sénégal nar a doon la surprise pour le pays. waaw parce que dama doon démarrer léegi ni la njiit gi nga xamante ni njiit li nga xamante ni si moo war a jubbanti Sénégal dafa am nu mu war a taxawee am nu mu war a bokke ci réew mi am nu mu war a xame réew mi parce que Sénégal dafa nekk réew moo nga xam ne réew boo xamul culture bi bokkoo ci li ko tabax su ma waxee bokk ci li ko tabax mooy say origine mën a daj Sénégal kap am na loo nga xam ne doo ko mën a incarner te nag souvent dañuy faral di wax ni yàlla dogal na ñu bokk ci daanaka bu li ñuy wax la Sénégambie les royaumes sénégambiens benn boo ci tudd gox boo ci tudd rek ñun ña nga fa am ay liens de parenté très proche dugg ci biir nga xam ne tey mën nañ taxaw ni olof la ñu 100% mën nañ taxaw ni tukulóor la ñu 100% mën nañ taxaw ni séeréer la ñu à 100% mën nañ taxaw ni mandeng la ñu mën nañ taxaw ndax ni joolaa la ñu mën nañ taxaw sax ni mankaañ sax am nañ fa lien ba nga xam ni tey képp kuy dox ci réew mi bu ñu tàllalee tuuti ak waaso woo mën a bokk ak religion boo mën a bokk bu ñu tàllalee tuuti danañ bokk ak yow dara loolu noonu la ñu yàlla bindee muy judd bu ñaaw ni ko olof di waxee kon culturellement nous sommes bien ancrés dans la société sénégalaise xam tamit nag juddoo ca kaw ga bay ci tool yi xam lan mooy àll bi xam nit ñi li ñuy dund yàlla dogal tamit ñu jaar tamit ci taax yi
dem bitim réew yàgg fa xam les modèles de développement ci pays développé yi nga xamante ni moom la ñu war a importer indi ko pour xamal Sénégalais ni lii mooy soppim réew muy baax nii la war a mel. d'accord wax nga ko léegi surprise bi ba tey boo bëggee jiite réew mi faw nga xam ko vous êtes culturellement très ancré mais amul paradoxe par rapport ak li nga wax sànq nee nga ay gan ngeen ci biir réew mi qu'est-ce qui lan mooy expliquer loolu. loolu yomb naa expliquer sénégalais yi bu ma waxee ne gan lañu ci seenum réew c'est parce que seenum réew li fi nekk lépp sénégalais yi ñoo koy alimenter ba pare moom mënu ko réew boo fa nekkee yi nga xamante ni mooy base dund yooyu yëpp état bu la koy tegal ma ngi koy def ak montage financier yoo nga xamante ni masalan mën naa gën a leer ci lu gën a yomb ma ñëw tey ne la dama lay tabaxal kër goo dëkk nga ne ma waaw man la bul joxe dërëm nga ne ma waaw ma ne noo koy defee ma ne la léegi damay indi banque boo nga xamante ni mooy financer lépp ma ne la yow li muy financer nag 100% yi 40% yi moom la banque bi lebal la 60% yow yaa ko war a joxe nga ni man awma 60% yi ma ne la d'accord man dinaa lijjanti ba banque bi jox la 60% yi waaye bu fekkente ni kër gi mètre carré bu nekk dama la ko waroon a tabaxal ci 100 francs ma dem facture ni la nag condition bii ñu la koy joxe moo tax 100 francs la waroon jar mètre carré bu nekk waaye mètre carré bu nekk 5000 francs laa koy facturer ndax dañ laa lebal lépp joxe woo dara yow nga yàkkamtee jot ay caabi rek dugg tëdd nga ne waaw nangu naa ñu évaluer ko 5000 francs par mètre carré alors que 1000 francs la war a doon daal di la koy calculer la noonu ni na tabaxal nañ la kër gi jox nañ la ko fekk kër gi doon jar 1000 ñu defal la ko 100000 mu dikk la 100000 100000 yooyu ñu ne la yaa ngi koy rembourser non seulement intérêt bi ni mu toll jaaduwut ba pare ñu ne la yaa ngi koy rembourser tey ci juróom fukki at fekk yow nga am juróom fukki at ça veut dire que yow da ngay fay ba dee te doo am kër moo tax ngay ne ci kër gi ba pare nekk gan ci biir kër gi ndax kër gi moom moo ko ba pare ñu tegal la ci condition saa boo toogee ñetti weer yoo mënta fay gàllankoor dal la amoo benn garantie mooy waa ji day nangu kër gi génne la nga fayoon lépp perte nga ko nga signé loolu dem montage financier yu bari ci biir Sénégal nag état du Sénégal noonu la koy defee ñëw tegal nit ñi tali bu rafet wala wala terre bu rafet wala pont bu rafet wala leneen Sénégalais ñoom li ñuy gis rek mooy pont bi rafet na terre bi rafet na nit ñaa ngi ciy dugg di dem noonu lañ koy gisee mais xamuñu lan moo ko lal léegi nag ñoom Sénégalais yi ci seen poste la dërëm bi remboursé loolu di génne tous les jours muy TVA bi ñuy fay muy ticket bi ñuy dagg ci autoroute bi muy ticket bi ñuy dagg di dugg ci train bi ak yëpp xaalis boobu yëpp li tax PIB réew mi di yéeg ba at mu ba pare nit ñi di gën a ndóol mooy xaalis boobu bu at mi jeexee buñ ko évaluer 80% yi bitim réew la jëm ndax ñi moom société d'exploitation yi ak ñi financer infrastructure yi bitim réew lañ dëkk loolu laa tuddee nga dem tamit société télécommunication yi la même chose fu mel ni Orange boo dikkee yaa ngi jënd crédit guddeeg bëccëg Orange tey gabam bi muy perte en France mi ngi koy récupérer tey Sénégal Côte d'Ivoire Togo réew yu mel noonu maanaam boo jëndee crédit yaa ngi alimenté waa France boo dawee ci tali bi yaa ngi alimenté waa France boo duggee ci terre bi yaa ngi alimenté waa France loolu mooy dëkk ci réew ba pare nekk fa gan. d'accord kon est-ce que finalement nekku leen peut-être ñuy promouvoir wala ñuy prôner du nationalisme. waaw bi nationalisme daf ñu war. nationalisme du moins daf ñu war autant pour moi daf ñu war actuellement mooy danoo war a dellusi ci suñu réew gis ngam réew munoo fa dëkk gan di la ko ñëw di la ko defaral. menn réew mu développé mu ay gan dem defar yi amul. amul moyens yi nooy def. moyens yi saa dañ koy créer Sénégal am na moyens yi dama wax léegi ci sama njàlbeen ne la le Sénégal est un pays extrêmement riche en ressources naturelles et en ressources humaines. qui sont à exploiter et ça demande des qui moyens sont aussi. à exploiter exploitation bi demandé na ay moyens mais gouvernement tey budget Sénégal rek ak gap de corruption bi nga xamante ne si ñi ngi koy perte ci budget bi. voilà loolu rek. mën nañu jox foo nga xamante ne si bu ñu fa jaaree parce que on ne peut pas développer le pays sans passer par l'agriculture il faut qu'on soit clair mbay rek moo mën a développer réew mi maintenant il faut que président bi defar Sénégal am courage jël budget Sénégal au moins le tiers du budget mu def ko ci suuf si bay diversifier li muy bay drainer àll bi yóbbu fa ndoxi taw yi mu récupérer ko fexe ba yóbbu ko ci àll bi traiter aussi l'eau de mer ba mu mën a nekk lu eau bu ñuy utiliser sur les champs ñuy bay noor pourtant ce projet-là existe le projet de dessalement d'eau de mer. oui ça existe mais c'est limité. c'est limité liñ ci def doyul ndoxu taw yi di taa ci dëkku kaw dëkku taax yi di inondé ndox yooyu yëpp mais Israël bariwul taw mais gutu ndox du fa yàqu lépp la ñuy récupérer utiliser ko bàyyee ko te ëpp ñu nu moyens yi mën nañ ko def c'est-à-dire dañuy jël alal réew mi di ko def ci ay futilités di ko def ci yoo nga xamante ni amul njariñ populisme politique
pour rek nit ñi nañu gis ni mur bi rafet na peinture nañ ko rafet na mais li nekk ci biir ak la ca lalu financièrement seen yoon nekku ci te loolu moom moo tasaare réew mi. il faut que nit ñi jàng déglu ñuy wax te fexe tamit contraindre nit ñiy wax ba li ñuy wax bu ëllëgee ñu jëfe ko ndax laisser-aller bi moo bari c'est-à-dire Sénégal vérifié wuñ institution yi ba ku nekk lu la neex def. d'accord mais si biir lu la neex def boobu est-ce que pour autant mën nga développer réew mi tout en se refermant contre soi-même sans ouverture. ouverture bañuñu ko. ci yenn anam lañ ko mën a defee justement dañu wax ni on développe pour développer le pays il faut aussi une politique étrangère audacieuse. Qu'est-ce que j'appelle une politique étrangère audacieuse mooy nit ki lañ ñeneen ñi am muy lu baax danañ ko jëli def un partenariat public privé mais gagnant-gagnant. 50% tey bu ñuy defar pont bu ñuy defar tali bu ñuy defar terre bu ñuy defar lenn tubaab yi xam nañu ñoom évaluation yi c'est-à-dire seen cote de marché yi fan la yem fan la ñu limité ci maximum de bénéfice mënuñu ko dépasser. Sénégal loolu amu fi da nga gis entrepreneur boo xam ne lu ko neex mu facturer li ko waral du photo entrepreneur bi kese photo ki koy jox marché bi la parce que bu fekkee marché bi bu ñu la koy jox su nekkee 100 milliards ñi ngi lay laaj 2 milliards ci suuf avant ñu lay jox marché bi faaw sa 2 milliards yooyu nga bëgg ko récupérer donc mooy li ma doon wax léegi ci contrôle bi ak ci sanction yi partenariat bi ak birim réew tamit noonu la war a demee ci fànn yépp mooy réciprocité foog mu am il faut que tubaab yi ñu wan leen ni la vérité ne sonne pas blanche il faut que ñu wan leen ni am nañu xel la preuve mooy bu ñu jógee fii dem ci ñoom mais ñooy diriger seen entreprise yi te xel kese la donc du ay moyens financiers yu exorbitant mooy tax ba mënoo ko def dañoo soxla seen xel ñu soxla suñu xel donc dañuy toog ci table ñu waxtaane ko nii laa ko bëggee nii lay demee soo ko mënul ba pare ñu wutal leen ay concurrent mais doo jël am réew rek jébbal ko menn réew mu cay def di ca dindi kenn du mën a dootoo mën a jota ci sam réew bu boobaa dañu lay xoj concurrence bi mu ngi fi ci àdduna bi réew yëpp la ñu war a jëflanteel ci anam yi gën a rafet mais lépp na doon intérêt Sénégal